maaleykum salaam Babacar xibaar yi li ci gën a fës lu bees ci coowal Petro-Tim doyen des juges dina tàmbali déglu tey jii seede yi ci mbir mi kii di Babacar Mbaye Ngaraaf moo nar a njëkk a jaax ci kanamu àttekat bi gànnaaw coow di coowal 94 milliards yi kin si tumaal Mamour Diallo xam ne xelam dafa dal ci mbir mi mu fekk nag ndaw Pastef yu Ousmane Sonko di sàkku atte bu jaar yoon ci mbir moomu. njiitu réew mi président Macky Sall di dem tey ca Tivaouane ngi siyaare ji loolu nag laata gàmmu gi ñuy amal samedi ji mu fekk nag waa Medina Baye ñoom ñàkk kontaan ci nguur gi dañoo gis ne kilifay nguur gi ak mairie bu Kaolack dañ leen a seetaan ci gàmmu gi Mballo Dia Thiam falaat nañ ko ci bopp syndicat bi nekk ci wàllu wér yaram di SUTSAS wante nag ñëpp ànduñu si am na ñi mu doon xëccool ñoom gis ne falin wi jaarul yoon daañu ci xibaar tàggat yaram chronique culture bi jeexale ak li ci yenn kaay yi mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nestu nañ ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média xibaaru suba gi dañ koy door wàllum yoon doyen des juges Samba Sall di dox tey déglu nit ñi seede ci mbirum Petro-Tim loolu nag gannaaw ay weer boo xamante ne daal chaîne bi nekk ca Angleterre di BBC fasaloon na benn enquête tuumaal ci kii di Aliou Sall di rakk ci njiitu réew mi ak tamit kii di Frank Timis di homme d'affaires ñoom ñaan nag ñu daal leen tuumaal ci mbir yi tey ji nag lay tàmbali déglu kii di Babacar Mbaye Ngaraaf nag moom moo nar a njëkk jàll ci kanamu doyen des juges leeraleeg Amadou Sabax Ba. tey jii ci altine ji le doyen des juges di door ay audition am fas yéene ko boucler ci ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi ñu nekk jëmale ko ci li nga xam ne mooy dossier bi di Petro-Tim ñu ciy tudd ki nga xam ne mooy Frank Timis Aliou Sall ak chaîne britannique bii di BBC. juge Samba Sall nag dina déglu lu tolloog fanweeri doomi aadama ñu indi ay seede ci bile mbir ki nga xam ne mooy président bu Alliance Sauvons le Sénégal Babacar Mbaye Ngaraaf moo fas yéene njëkk a jàll ci kanamu ki nga xam ne mooy doyen des juges waaye audition yi nañ ko woyal ci bés bi ak tamit ay bés yi ñu jëm Samba Sall moom mi ngi jot ci bile mbir ginnaaw bi mu ubbee benn information judiciaire waaye loolu yëpp nag bi enquête ki nga xam ne mooy brigade des affaires générales bu dig noppee boobile enquête sax moom moo waral ki nga xam ne mooy procureur de la république defoon benn appel à témoin ginnaaw bi ñu diffusé benn vidéo jëmale ko ci li nga xam ne mooy mbiru Petro-Tim vidéo boobu nag ki ko diffusé woon moom mooy chaîne britannique bii di BBC moom moomee sax di xam ne dafa am ay preuve yoo xam ne kii di Aliou Sall nekk rakku Macky Sall dafa laal li nga xam ne mooy pot de vin maanaam benn xaalis boo xam ne jaarul yoon mu tolloog ci fukki milliards ci suñuy koppar gannaaw ba mu joxee ñaari champs pétroliers et gaziers homme d'affaires bii di Frank Timis loolu yëpp nag mi ngi am ci atum 2012 waaye boobee ba léegi kii di Aliou Sall mi ngi weddi yooyu le tuuma di xam ne lii di enquête bi dañ ko cee taqal kese di ci teg ne paiement yooyu ñuy wax amul benn yoon. Amadou Sabax Ba moom doyen des juges tamit tey jii ci xibaar war na déglu ki nga xamante ne mooy Pape Massata Diack mu wollu ko nag mu jëm ci mbirum guerre gi nga xamante ne dañ dafa am ca IAAF di kuréel gi ngànk wàllum athlétisme ci àdduna bi nee na nag loolu aju ci commission rogatoire bi nga xamante ne justice bu France daal dina koy taxawal ci mbir mi ci xibaar yu mujj mbir moomu sax moo di ne atteb Lamine Diack jiite woon IAAF ak doomam ji Pape Massata Diack war nañ ko door kon fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi di ñëw ca réewum France wàllum yoon ba léegi ak mbirum 94 milliards yi Ousmane Sonko tumal ki fi ne woon directeur des domaines Mamour Diallo ne da koo lubal ki nga xam te ne mooy Mamour Diallo moom nag daal nay addu démb ci mbir mi ne nag fi mu toll nii ñëpp dañoo war a bàyyi yoon def liggéeyam moom nag du ci nekk di wax saa su ne ndaxte xel mu dal la ci àndal te wóor na ko ne mbir yi dina leer ñu déglu Mamour Diallo ci micro Barham Paul Pouy. yéen a ma jaaxal kon nag dalal leen seen xel bi ñu waree communiquer nañu ñi war a wax nañu ñi mën a ràññee nañu léegi nag wax dafa jeex li des mooy fa mbaxane doone benn foofu nag man duma ca wax ndax bu ma tëddee nelaw est-ce que leer na ñii ratatati nag yor seen làmmiñ di ratatati guddeeg bëccëg ñoo xam li ñuy ratatati ñoo xam li ñuy tiit ñoo xam li leen jaaxal lu mu doon bu leen neexee sax ñu wuti wàllu Chine wala ñu wooy waa Pakistan waaye li leer ba leer mooy dëgg rek mooy mujj.
dëgg rek mooy mujj di kàddu yi Mamour Diallo ne woon directeur général directeur des domaines moom mu yëkkati yooyu la kàddu ci ndaje politique bu mu doon amal démb muy nag mutuelle d'épargne boo xam te ne da ko jagleel jigéen ñi bokk ci mouvement dolli mag yi nga xam te ne moom moo ko jiite kii xam te nag moo ko tumaal ci mbir moom di Ousmane Sonko ndaw partem di Pastef ñoom nag liñ ci mbir moom àddunañ ci liñ bëgg mooy lépp jaax yoon te nag mu nekk atte bu leer ñoom ci geneen wàllu wax nañ ci mbirum bus BRT di bus rapide transit naka noonu tam wàllum ñàkk xëy ndaw ñi ñu wax lu ni mel ci bi doon samp seen bànqaas ba nekk ca Mbour Abdourahmane Diallo. ndaw yu ànd ak Ousmane Sonko nangu ni buñ leen duppee sax ay xaj yu mbow wala bokk ñuy aar seeni njiit bañuñu li ni mel sax a tax ñu xamle ni seen waa ji duñu bàyyi kenn jege ko ba di ko faagaagal. Babacar Ndiaye mooy vice coordonnateur ndawu patriote yu Sénégal yi. tant que mu ngi dox ci intérêt askan wi Ousmane Sonko restera un intouchable fii au Sénégal donc di àq suñu justice di àq yoonu Sénégal dossier 94 milliards yooyu nekk ci table yoon. ci di bien bés bu ñu jéemee violer une infime partie de la procédure judiciaire nañu am les ndaw de Sonko les ndaw de Pastef les jeunes du Sénégal en face d'eux. ndawu patriote yi di xamle ni projet bii ñu duppee BRT du bus rapide transit taxul ba dem ak dikk bi Dakar doon lu yomb li ko doon gën a yombal mooy ñu fexe ba ku ne fi nga dëkk nga mën fa am li nga soxla. buñ ci defoon ay industrie yu dynamique avec un personnel qualifié au niveau des régions waa Thiès toog Thiès am na ñu dundee waa Ziguinchor toog Ziguinchor am na ñu dundee loolu rek waxuma ni faj le chômage mais jëmbal na kanam économique Sénégal. ndaw Pastef yi di yokk di xamle ni ñàkkum liggéey ndaw ñi dafa gën a yokku bi Macky Sall toogee ci bopp réew mi ba léegi. statistique yu ANSD génne en 2012 taux de chômage bi moment boobu 12% la woon juróom-benn at après Macky Sall en 2018 am na benn enquête nationale sur l'emploi des jeunes bu gis ni taux de chômage bi mi ngi si 15,9%. si kooku xam ne bi doon wax démb bi mu def campagne bu nekk président dina créer 500 000 emplois. ndaw patriote yooyu nag li leen indi woon Mbour rek mooy sanc seeni mouvement ci département bi. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. RFM rajo askan wi. 8h tegal juróom-ñaari minutes way ci xibaar yi wax ci wàllum diine ak njiitu réew mi président Macky Sall moom tey jii dina dem ca Tivaouane ni mu koy defee at mu nekk nag laata gàmm gi mu war a dem seere ji njabootu Seydi Hadji Malick Sy xalifa général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour président Macky Sall war a yegg Tivaouane kon ci bu 11h jotee lu jëm nag ci gàmm gi ñu ngi koy waajal ca Medina Baye ca Kaolack waaye foofu nag ñi nga xam te ne ñoo yor organisation gàmm gi dañoo mer li ko waral mooy dañoo gis ne genn njàppale amul jëm ci ñi nga xam te ne ñoo jiiti maire bu Kaolack naka noonu tam ci kilifa yi ñu xam ne ko dem bi doon jënd ak taskatu xibaar yi dañ ciy déglu Mohamed Sirajou Niass jiite commission culture bu comité d'organisation bu gàmmu Medina Baye ci micro Ibrahima Diame. ku nekk xam ne gàmmu gii gàmmu international la loolu duur lu ñuy laam-laamee ci Sénégal duur lu ñuy laam-laamee ci Afrique wóor na ñi nga xam ne ñoo diriger réew mi wóor na ñi nga xam ne ñoo nekk ministre de l'intérieur parce que tey li fiy dagg ci devise jugee ci yeneen pays yu différent ñëw ci gàmmu gi fii rek la amul fenn donc loolu yëpp sentiruñ ci benn yoon taxawaay boo xam ne nii état Sénégal taxaw na ko ci ak maire bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi boo ñëwee ci encore municipalité bi nga xam ne tey mooy ndey ji moomeeli bopp dëkk bi dañuy laaj ndax Médina quartier la ci Kaolack wala bokk ci wala Médina événement daf fi amut loolu ñu ngi koy interpeller maire bi directement di ko laaj ndax moom Médina sentirul sax oto yi koy romb buntu këram di ñëw si Médina wala sentirul nit ñi koy romb wala naari yi di ko romb di ñëw si Médina ñu ngi koy laaj ndax loolu yëg na ko wala yëgu ko su fekkee yëgu ko ñun ñu def délégation dem yëgal ko mu xam ne fii am na lu fi xew donc loolu yëpp gisuñ ko tey dëkk bi bu setee c'est grâce à Abdourahmane Niass dëkk bi bu leeree c'est grâce à Abdourahmane Niass depuis une semaine depuis 2 semaines ñu ngi fii ci dëkk bi di monter ay lampes association yi nga xam ne ñooy mouvement jeunes yi nekk ci quartier yi ñoom ñëpp danañ bàyyi seen liggéey xëy ñëw Médina di ko bale ba mu set loolu moo tax tey nit ñi mën fee nekk mais sentiruñ benn représentant étatique wala sentiruñ benn représentant municipal bu ñëw fii jàpp ci gàmmu gi ci dara. nekkoon Mohamed Sirajou Niass bokk ci comité d'organisation bu gàmmu bu Medina Baye kon gàmmu gi Mawlud ñu war ko amal nag samedi ci guddi.
banqaasu SAES di syndicat jàngalekat yi nekk ci daara kaw yi nekk fii ci Ndakaaru Université Cheikh Anta Diop tey ji nag ñu nar a xëy ab toogaanu ñaxtu buntu rectorat laata toogaanu ñaxtu boobu nag daañu banque seen loxo ci liggéey bi amal débrayage buñ ci noppee amal assemblée générale yooyu lay jàngalekat di sàkku ci nguur gi mu fay leen koppar yi mu leen yoreel la benn fekk nag jamono jooju waa SUTSAS di syndicat bi ëmb ñi yëngu ci wàllum wér-gu-yaram ñoom nag falaat Mballo Dia Thiam ci boppu syndicat boobu loolu gannaaw seen congrès bi ñu doon amal nag démb waaye nag loolu jox na coow ndax ñi nga xamante ne ñoo doon xëccoog Mballo Dia Thiam dañu gis ne élection yi jaarul ci yoon ñu gis nag mbir yi nag luubal da ci am Pape Mor Ndiaye di kenn ci candidat yi ñu déglu ko ci jokkoom Ndata Diop. bi ñu demee ba war a dugal délégué yi dañuy signaler ne liste Pikine bi ak le Dantec dañoo rocc ay délégué dugal ñeneen bi ñu ko responsable yi waxee ñu signaler ko commissaire yi pour ñu régler ko ñoom ñu ne mënuñu ko régler non seulement mënuñu ko régler arrêté wuñu processus bi mais ñu ne élection day am alors ñun on a dit que tant que régler ñu problème li si élection mënta am ñi joon ñu poursuivre ñu ne l'autre candidat naka se déclarer il s'est déclaré moi je me suis déclaré mais joxuñu ma parole bi ñu ma joxul parole ñoom ñi jóg ñu ne dañuy élection ñun ñu génn salle bi ñu jóg yëkkati seen loxo ñu ne fal nañu seen waay ji après ñun ñu génn salle bi bàyyi leen nag salle bi c'est ça qui s'est passé te loolu nekk na loo xam ne lii dafa ruslu dafa ñaaw parce que yow ñaar fukki at yaa ngi syndicat bi kenn mosulaa xatal tant que tu étais en activité aujourd'hui les jeunes ak ñi nga xam ne dañoo ànd ak seen sago ñu jóg ñu ne comme que retraité nga ba boobu bul del si waat léegi nga forcé sa candidature baaxul ne da ngay ñëw léegi bi nga xoolee ne liste yi favorable la nga jaxase ak ñun franchement metti nañu parce que SUTSAS waru woon mën a demee nii. mu nekkoon Pape Mor Ndiaye nekkoon candidat kon ngir jiite SUTSAS ci tuuma yooyu nag jëm nañ ci jokkoo ak Mballo Dia Thiam waaye mbir yi antuwul la beneen syndicat di auxiliaire transport mu nekk ca port bu Dakar ñoom li ñu bëgg mooy seen convention collective jëm ci seen wàllu liggéey ak seen wàllu payoor ñu xoolaat ko ndax yàgg na lool ki nga ko xam ne nag mooy ki ñu fal bees ci bopp kuréel googu gannaaw congrès bi ñu doon amal ni déglu Adja Mariama Diallo ci micro Ndongo Ka. li may njëkk a def nag massification si la bokk mais révision convention des auxiliaires de transport moo ma gën a ñor parce que révision bi dina wax si lu bëri par rapport ak salaire yi war na wax aussi si sous-traitance bi nga xam ne multinationaux yi ñu ngi koy def ci seen entreprise yi loolu nag employeurs yi il faut ñu jàppale ñu si travailleur kese mënu ko liggéey état aussi jàpp si pour que cette révision de la convention ñu mun koo finaliser am nañ ay accord nag par entreprise parce que ñun dialogue social la ñuy prôné au niveau des entreprises donc convention bi suñ ñëwee foog naa ne accords yi dina ko gën a jëmmal daal les nouveaux métiers dinañ si dugal si biir convention bi parce que nouveaux métiers yi aussi vraiment dafa xaw a doy waar ba léegi tout est informatisé loolu yëpp amu woon avant te suñu convention ça date de 1956-57 kon war nañ xoolaat lu bëri si biir convention bi commencé nañ si liggéey au niveau international OIT commencé nañ si liggéey mooy l'avenir du travail ñu ngi si liggéey bu baax a baax par rapport à ces métiers là nga xam ne ça tend à disparaître comme les dockers agences de mer suñu convention bi suñ koy réviser aussi dañ koy boole waale si biir jëlaale notification yi nga xam ne au niveau international si jël nañ ko ñu dugalaale ko si biir convention boobu. mu nekkoon Adja Mariama Diallo jiite syndicat bi ëmb auxiliaire transport ya nekk ca port bu Dakar wax su soxal wàllu mbay mi ak wàccaayu campagne njaayam gerte bi ñi nga xamante ne nag ñoo nekk ca banqaasu Sonacos di yëngu ci syndicat ba te bokk ci CNTS FC ñoom nag li di wax njiitu directeur général bu Sonacos mu bàyyi xel bu baax a baax matuwaay yu ngir war a jël bokk na ci nag fexe daal installation technique yu baax su ko defee daañu mën a am gerte bu baax mën ko jaay. ñu xam ne nu ñu mel ci ndaje bu doon amal Lamine Ba. liggéeykat yu bootu ci section syndicale CNTS FC Sonacos bu Ziguinchor nee nañu seen directeur général bi faa mu jël ay dogal ngir xeex suuf si nga xam ne nag dafay nekk ci biir gerte bi te muy faral di yàq lii di seen jumtukaay yi dogal boobu nag ñu bëgg directeur général bi jël ko waaye bëgg nañu nee nañu opérateur privé stockeur yi ñu sàmmoonteeg décret bi nga xam ne nag moom moo jëm ci njaayam gerte bi Sékou Badji moo ngi bokk ci bureau section CNTS FC Sonacos bu Ziguinchor. Nous demandons au directeur général, considérant les facteurs qui ont occasionné la réception excessive
de sable et d'impuretés dans les graines d'arachide réceptionnées. ñu ngi naan ki nga xam ne nag mu di directeur général bu Sonacos mu jël ay matukaay ci yàqu bi nga xam ne ñu ngi ko nemmeeku jumtukaay Sonacos lenn waral ko lu suuf si ak salte yi nga xam ne nañ ko nemmeeku ci biir gerte yi nga xam ne nañ faral yegg si fii. ñu ngi ñaan it ñi nga xam ne ñu di opérateur privé stockeur yi ñu sàmmonteeg xaatim bi nga xam ne def nañ ko ak kilifa yi ngir campagne bi mën a jaar yoon. Et aux clauses des contrats qui le lient. liggéeykat yu Sonacos ci beneen wàllu rafetlu nañu yenn jéego yi nga xam ne nag directeur général bu Sonacos di Modou Diagne Fada def na ko. à l'instar de la Poste à l'instar de la Sénélec état bi dugal na ci loxoom alhamdulilah rabbil alamin ñoom ñu ngi commencé gis lu bout du tunnel. donc dans cette lancée comme moom ni mu koy faral di wax fast track la ñu bëgg mu jublu ci Sonacos. Modou Diagne Fada nag ñun dañ ci jeex a jot waaye na jën góorgóorlu ku la jox ndekki jox la añ bu la ne dinaa la jox reer war nga ko mën a gëm dem ba bi ñu neen Sonacos dee na moo jël courage am ne nañu Sonacos taxaw boobu moo ne ba tey ñu ngi koy jaajëfal. section syndicale CNTS FC bu Ziguinchor bëgg nañu it ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi bokk ci njaayum gerte bi ñu dugal ci seen loxo bu mu mën a jaar yoon. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. RFM Sport. yegg si léegi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Malal Junior Diagne maa ngi laa nuyu. maa ngi la fay Alaaji Njogu. ca loo kaa doore. wàllu basketball lañu ko tàmbalee ci góor ñi Douane saa si tembe ci mim réew mooy kii fi tegub tànk ci wàllu woowee ndax jël na mboolem seen i trophée yi ñu tegoon ci compétition nationale yi muy championnat bi daal di koo tëjee ak coupe nationale bi démb dañu daal di wulli waa Duc téeméer la waa douane ya am ci ay poñ ñii am juróom-benn fukk ak juróom-ñaar naka la seen entraîneur di Mamadou Diop nu ko ne paa bi gisee gone mi nañu liggéey ak itam ëllëgu équipe bam boobee tontu na ci yi laaj ci micro Soda Thiam. kontaan si trop parce que en début de saison li moom doon objectif bi gagné coupe du Sénégal gagné championnat bi alhamdulilah rabil alamin am nañ ko lii dafay montrer rek suñu constance suñu sérieux suñu professionnalisme ak ndimbalu suñu dirigeants yi bi nga xam ne duñu lessiver si benn moyen pour nous mettre dans de bonnes conditions. gis nañ sa joueur yi depuis début match bi ba mu jeex dañoo àndoon nag xadar est-ce que ci consigne la bokkoon. oui c'est clair parce que dès le début du match même toute la semaine je les ai mis une pression énorme ne leen mënuñu jouer benn carton si final comme bu le passé il faut dès le début du match mettre la pression pour sonal leen ñu fléchir tuuti ñu mën a dérouler ce basket. mais tamit gis nañ ngeen réaliser exploit bi ngeen defoon 2017 est-ce que loolu rek mën nañoo jàpp ni que ni saison bu positif ngeen def. waaw bu positif parce que lii moom doon objectif bi en début de saison. ngeen war a jëmaat ci beneen niveau mu di basketball Africa League bi luñ ci mën a jàpp. luñ ci mën a jàpp mooy ñu ngi dem basket Africa League waaye amuñu fa benn expérience muy joueurs yi muy dirigeants yi te dañ fay dem fekk face ay champion comme ñun ñu am doole comme ñun wala ñu ëpp ñu doole parce que ñooñu yàgg nañ dem Afrique moo tax dañ see ànd ak dal tuuti jéem a recruter bu baax a baax si secteur yëpp jéem a représenter tamit li ñu ci secteur yëpp rawatina secteur intérieur. waaw secteur intérieur bi dinañ xoolaat parce que fële ne soxla nañ vraiment ñu am kattan. kii nga xam ne mooy sóor bi gën a xarañ nag si boobule tournoi gën a xarañ tam ci saison bi di Papa Moustapha Diop moom itam yéen a yàbbi ci li gars yi douane yi def. liggéey rek parce que chaque jour dañuy liggéey amoon na très mais ñun mësuñu bàyyi entraînement yi continuer nañu entraînement yi ba tey jii yàlla defal ñu double championnat ak du Sénégal bi kontaan nañu trop grâce au travail du coach et l'appui de président Demba Seck et tout l'AS Douane et nos supporters qui sont présents là. lii moom suñu destin la quoi yàlla moom day tracer destin doomu aadama moom moo ma tracé lii que ni dama war a nekk roi 2 fois de suite dama koy sant di ko dolli sant. di ko sant bu baax nu waxtaanee léegi itam beneen basket bu ñu doon def ca Chine muy basket boo xam ne équipe ba ñett lay nekk Sénégal ka fa teewaloon école ISEG Sport la ñun nag ca jigéen ñi ñeent lañ mujj a jël góor ñi jël 8e ka nga xam ne mooy yóbbuwoon di seen présidente di Aïssatou Seydi nekk 4e vice présidente ca fédération sénégalaise bu basket bi nee na daal liggéey bi dafay continuer waaye la mu fa gis dal na xelam te yi am na njort la fet ni dinañu gën a góorgóorlu Aïssatou Seydi madame Diop la ñuy déglu. tey nag basket bi coupe du monde A3 bi jeex na ci Xiamen. donc 4e la ISEG jigéen ñi jël góor yi jël 8e place bon sama objectif nag carré d'as la woon surtout nag ci jigéen ñi moo taxoon may wax parce que ñoom 2017 ñoom dañ ñëw woon quart de finale donc bii mooy seen ñeenteelu participation ci coupe du monde bu am solo bi donc góor yi moom bii mooy seen ñaareelu participation 2017 ak 2019 donc ñu ngi félicité ñëpp ñi ci bokk.
ñu jeexalal la ji ak ministère des sports bi. démb ka nu dénk wàllu tabax yi ak raaxaat yi ak yooya. daje na ak taskatu xabaar yi Cheikh Ahmed Tidiane Sarr lay wuyoo ne nguur gi dina génne ci jibaam ñeen fukk ci milliards sunu xaalis comme yooya ne lañ ci jublu mooy yeesal yéen ci stade yi nekk ci ay diwaan ci mim réew ba ndaw ñi am fu nu tàggatoo ndaje ma Umar Mbow mënu fa teewal. lii di ab nouvelle bu neex ñeel sportif yi nguuru Sénégal moo génnee ñeenti fukki milliards ngir yeesalaat stade yu gën a mag ci réew mi Cheikh Ahmed Tidiane Sarr directeur yu infrastructure sportive. chinois yi def nañ étude ba pare xam nañ li ñu war a def lépp d'accord na ñoom dem nañu ba xayma ko léegi ñoom xam naa daal jege na ñeent fukki milliards yooyu mais kooku dafay jël liggéey bi yëpp stade Léopold Senghor ak yeneen ñetti stade yi ma wax dans les régions. dina jël en charge loolu lépp. bi ñu yeesalee yi les stade ba noppi nag benn combat wu bëre dootu fa am. benn la dañ ko tabax pour bëre et ni ko waxee war nañ fexe ba nga xam ni bépp combat buy am fii muy combat bu mën a am ci Sénégal war nañ ko bëre ci arène nationale. yaakaar naa yu ñu doon bëree Léopold Senghor bu dee comme ni nga ko waxee c'est parce que yooyu ay exception la ñu woon mais yaakaar naa ni aujourd'hui li nga xam ni mooy règle bi. mooy que bépp combat ñu koy bëree ci stade ci arène nationale bi. directeur yu infrastructure sportive di xamle ne dinañ tàmbale liggéey stade olympique bu Diamniadio weer yi ñu jublu waaye du benn date bi mu xamle. tarkal Alaaji Jaañaar kan way wi daan jërëjëf ñeeno jàmm tubarkal ak RFM kumpa jeex na. yegg si ci wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ànd ceeg Ndate Diop. dal leen ak jàmm. journée cinématographique yu Carthage ci réewum Tunisie daal dinañ koy ndar képp raaya bu mag ba di Tanit d'or doomu Tunisie bi di Inde Boujama moom moo ko jël ak filmam bi ñu duppee Noura rêve waaye réewum Sénégal tamit ràññeeku na bu baax a baax ñaari film yëm ca yóbbu woon yépp am ndam Atlantique bu Mati Diop moom moo jël la ñu duppee Tanit d'or waaye tamit moom mooy film bi ñu jox prix meilleure musique 5 étoiles bu Mame Wuri Thioub moom moo gañ lii di Tanit de bronze bi Omar Sall mi nga xam ni moom mooy producteur u Atlantique di film bu Mati Diop boobu rafetlu bu baax a baax ndam li nga xam ni seen film boobu am na ko. d'abord bi ñu sante wane que ni dañu kontaan dañu am mbégte ndax film bi tey Afrique bi mooy sorteem bu jëkk mu génn dem ci festival bi invité ko JCC ñun ñëpp xam nañ ni Carthage dafa am solo pour ñun Sénégal ndax performance yi nga xam ni jot na fi am cinéma Sénégal jot si def kon tey film bi bu gagné Grand Prix Cannes ñëw suñ borom defal ñu mu gagné Tanit d'argent gagné prix musique muy ñaari récompense donc ñuy félicité Mati ak ñëpp ñi nga xam ni dañuy liggéey mais di am mbégte aussi ci Sénégal. suñu naataangoo taskatu xibaar bi di réalisatrice Mame Wuri Thioub moom it kontaan lool gannaaw bañ ko joxee raaya boobu di Tanit de bronze. xaaruma ko fi woon mais buñ ma joxee prix bi wax dëgg yàlla kontaan naa si trop sama xol fees na ay vraiment maa ngi remercier waa journée cinématographique de Carthage. beneen doomu Sénégal di Alain Gomis moom moo nekkoon président de jury ba dellusiwaat na ci anam yi ñu tànnee yooyu film. Le Tanit d'or a été choisi presque unanimement. jury bi ñun ñëpp ñoom ñoo bokk tànn film yooyu jury bi ñu ko seqoon ay doomi aadama la yu jóge ci réew yu bëree bëri bëggoon nañu tamit wane diversité bi nga xam ni moom moo am ci wàllug cinéma wane ko tamit ci wàllug nationalité yi ndax film bi ñu tànn di film Tunisie jox ko Tanit d'or bi wane na boppam Mati Diop tamit filmam wate na boppam ñu bëggoon tamit tànn film boo xam ne nii lu bees la wane ñoom ñëpp daal wan nañ seen bopp. C'est des films qui se sont imposés comme ça. journée cinématographique yu Carthage réalisateur yu Sénégal xam nañ ko bu baax a baax ndax yàgg nañ faa jëli raaya ci fàttali rek kii di Sembène Ousmane moom moo jëloon Tanit d'or ba ci édition bu njëkk ba ca atum 1966 la doonoon. Moussa Touré ci 2012 Mansour Soro Wade ci 2002 wala sax Ousmane William Mbaye ku ci nekk jël nga lii di Tanit d'or waaye tamit yeneen i réalisateur yu ràññeeku lool ku ci demee ni Pape Bounama Lopi buñ jëlul Tanit d'or jël nañ tamit Tanit d'argent jageen jëf fii la ñu yem dig daje ëllëg.